من عمر العباد عبيدها. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakatuh dal leen fii ci seen télévision Al Mouridiyyah seen émission conseil santé di émission bi nga xam ne moo leen di xamal lépp lu ngeen bëgg a xam ci seen wàllu wér-gu-yaram ñëwal na leen fii tey si hôpital Ndamatou war fii rencontré ku ñuy wax Ousseynou Diallo moom technicien supérieur la ci wàllu kinésithérapie. bu leen bëggee xam luy kinésithérapie ak li mu leen mën a indi lépp ci wàllu njariñ ci wàllu wér-gu-yaram da ngeen di ànd ak ñun ci bureau Ousseynou Diallo. kii ni leen ko waxee woon ñu ngi fii ci bureau Serigne Ousseynou Diallo mu nekk technicien supérieur ci wàllu kinésithérapie ngir mu leeral ñu rek lépp lu jëm ci wàllu spécialité boobu. kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu sëñ Ousseynou Diallo di la ziar di am mbégte nag dalal la tey fii ci suñu émission conseil santé bu ko defee ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak mbokk yi. a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. waaw kon bu ñu santee yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim sant suñu ñaari wayjur ni ñu koy faral di waxee ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke suñu boroom yàggal ko fi lool ñaanal waa kër Sëriñ Tuubaa yépp ñoom it ñu yàgg fi lool te wér ñaanal taalibe yi jullit yépp di dellusi itam di sant seen téléspectateurs yi Al Mouridiyyah conseil santé la émission bi tudd vraiment mu nekk loo xam ni ñu ngi ñaan suñu boroom liñ ci xaar mu defal ñu ci lu kawe suñu njort ci biir loolu tam ñu ngi waxee ci kilifteefu hôpital Ndamatou di ci jaajëfal bu baax le directeur Mamadou Moustapha Souran jaare ko ba ci ki yor communication muy soxna tuuti sëy donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan tam comme ni ñu ko waxee rek émission bi yal na lépp di njariñ buñ fa jógee. jërëjëf sëñ Ousseynou Diallo tey nag balaa ñuy dugg ci waxtaan dañu bëggoon a xam d'abord kan mooy Ousseynou Diallo. waaw loolu de xanaa dinañ ci xaw a sawar tuuti. pour wax ko. te ginnaaw nag bi ñu jàngee ba am suñu baccalauréat dañu def infirmier d'état. infirmier d'état 3 ans lañ ko def bi ñu génnee ñu affecté ñu sama première poste maa ngi ko def dans le Fouta def naa fa 10 ans. chef de poste médical laa woon. après 10 ans nag comme taalibe bu nekk mooy damaa war a ñibbi si Touba. bi ma ñëwee yor naa poste bu ñuy wax fii poste de santé de Darou Marnane. defe naa yor naa ko 15 ans ah après 15 ans yooyu nag ma doon xool am bu ma jotaay yenn malade ba leen di yóbbu hôpital sama xel daf doon nekk ci surtout malade yenn yi nga xam ne dañu am en rapport avec kii ci la ma sama benn xarit bu ko defal sama promotionnaire ni ma daal il faut nga def kinésithérapie yàlla def nag ñu def métier moomu def formation après 2 ans bi ñu génne tam ñu dellusiwaat Touba kon foofu daal li ñu mën a wax nag bu ñu noo daal Ousseynou Diallo tey moom infirmier d'état la woon. ginnaaw bi ci la def spécialisation def métier mi ñuy wax métier kinésithérapie. léegi itam gën a santaat ci hôpital Ndamatou bi ñu fi ñëwee. ndax dañuy histoire dina jàpp ni ñoo fi njëkk a nekk le premier kinésithérapeute de l'hôpital loolu tamit ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. waaw ci loolu kon macha allah la ñuy wax ñu bëggoon a xam nag tey bëggoon a leeral mbokk yi lan mooy kinésithérapie. waaw kinésithérapie wax ci du jafe. mais tam yombul. ndax kii tur yi ñu wootee di ko wax dafa bëri. am na ñoo xam ne dañu naan dañuy ñëw ñoo ngi dem service massage noonu lañ ko tuddee. am na ñoo xam ni dañu naan kinésithérapie. am na ñoo xam dañuy wax
masseur kinésithérapie am na sax ñuy wax naan physiothérapie. kon nga xam ni appellation yu bëri na bu dee ci ñi nga xam ne anglo-saxon yi ñoom ñuy wax physiothérapie. mais lépp nag ni ñu ko jàppee kinésithérapie daal boo ko doon jàpp ndax fi na boo ñëw sax ci bunt bi bay dugg. dañu fi bind unité de rééducation fonctionnelle. surtout nag mot boobu sax moo gën a collé. mu ni unité de rééducation fonctionnelle après nañ ñëw ci lii rééducation fonctionnelle. kon kinésithérapie nag en tant que loolu moom dana naan benn spécialité la. paramédicale. boo xam ne dafay liggéeyandoo ak équipe médicale ak équipe de soins. bon nga xam ni un tout la ñuy doon concertation. ba pare ñu wax ni tam métier la boo xam ne dafa transversal. fi mu ne service boo gis ci hôpital. service bu mën a liggéey rek. am na rééducation am na forme kinésithérapie xam ne bu ñu ñëwee bay dugg ci yan kii la ñuy di dinañ mën a wax ci loolu. nga xam ne tey loolu ñu doon wax naan mooy massage. am bu ñuy ñëw dañ naan maa ngi dem service de massage. mais massage fi ne boo xoolee suñu formation. bu ñu koy def boo doon jël téeméer formation bi massage matul ñett matul sax 3%. mais dafa fekk ni liggéey bi ngay liggéey day laaj des fois bala ngay laal muscle ba wala kii ba nga def massage wala boo paree nga def massage. kon loolu tam daf koy kii am na massage bi ci biir mais am na tam li ñuy wax ay mouvement de gymnastique. loolu tam dafa ànd ci wàllu kinésithérapie. mais li ñuy wax tam ba ma doon wax sànq bay tudd baatu physiothérapie. maanaam traitement bi ñuy def des fois dafay soxla ay xeetu ki yoo xam ne du ay garab yu ñuy jël. wala du opération bu ñuy def. nga xam ni dafay mel ni xeetu tàngoor chaleur. dañ koy utiliser glace. dañ koy utiliser am na ay appareils yoo xam ne ni ay ultrason la. donc bëri na yooyu loolu la nga xam ni comme du ay médicaments yooyu moo tax nañu ni comme c'est la physiothérapie c'est médecine physique la gën a laal. loolu tam dafay bokk ci biir loolu. kon mu mel ne leeral nga ko question bi ci toppoon mooy est-ce que mën nañoo jàpp ne massage mooy physiothérapie. wax nga ne benn pàcc la bu ndaw rek ci biir. waaye du lépp. ñuy faral di gis nag massage moom gis nañ ñuy bës un peu n'importe comment nit ki day ñëw sax sonn tëdd ne bës leen ma. est-ce que loolu ci kinésithérapie la bokk est-ce que loolu itam baax na ndax ñu ci bëri dañuy ñëw tëdd rek sonn ne xale yi bës leen ma wala ñu demee noonu est-ce que. jërëjëf soxna si am na sax lu ma fàtte wax ci bi may wax kinésithérapie mais boo ko doon jël ci ni ko tubaab indee baat bi fi mu jógee ndax kinésithérapie baatu tubaab la ñaari kii nag ñoo ko mu ñuy wax kinésis. ak thérapie moo di am paj. alors que kinésis moom mooy mouvement. kon dafay faj moo xam li ñuy wax ni thérapie du mouvement par le mouvement. fi mu ne kiy def kinésithérapie ay mouvement lay def la mooy gymnastique boobu muy def mais moom it day defaale mouvement boobu kon yaa ngi faj mouvement. koo xam ne nii dafa pertoon peut-être mouvement bi. yaa nga koy fajal mouvement am. kon yaa ngi koy delloo ci loolu. toujours tam nga ñëw ci ni. bu ñu waxee rééducation fonctionnelle dama joxe exemple rek nit mën na am loxo bu damm ñu dem ñu plâtrer ko wala ñu def ci fer moo xam lu ñu ci mën a def mais kooku pour chirurgien bi pour orthopédiste bi moom li ko soxlaal mooy vitalité bi na wér rek mais kooku bu wéree ba pare mais est-ce que nag ñun dañu ñëw ci ñun ñu rendre fonctionnel loxo boobu ñu delluwaat ko maanaam mu man la mu manoon wala mu man lu jege loola loolu mooy nekk la pour dikk nag ci sa laaj bi dëgg-dëgg nga xam ni massage moom nit ñi dañu defee ni boo ko jëlee baatu olof mooy dàmp mais massage du bës am na nag ci biir massage boo ko jëlee ay xeeti techniques yoo xam ne moom la ñuy def am na ay techniques yoo xam ni effleurage la dina ñëw par exemple type massage bi nga koy defal nga xam ni ci der bi kese ngay laal ci kaw yooyu mën na sax soulager ba dindi par exemple mettit boobu ko yoroon kon loolu la ñuy wax la kii beneen bi am na dañuy wax tam massage décontracturant nit mën na sëgg rek siggi maanaam ndiggam metti wala benn muscle am fasu kooku bu ñëwee il faut contracture boobu ko def da nga koy décontracturer kooku xeetu massage la am tam li ñuy wax massage relaxant ki nga xam ni dafa wàcc liggéey ba sonn bu wàccee am na
xeetu massage bu ñu koy defal boo xam ne nii dafay relaxé waat muscle yi ndax muscle dañoo sonnoon. voilà yooyu yëpp ci xeetu massage mais am maa nag jëmmi bés. dafa bëri sax danger yu bëree bëri. ndaxte damay fàttaliku avant may def formation. man rek ñun suñu kii yu bëri ku ci massa wàcc sonn. da ngay woon njaboot gi ñëw xale yi yéeg leen ci sama kaw ñu bësal la ko. alors que boo xoolee ginnaaw nit li mu formé woo. nga xam ni dafa am li ñuy wax colonne vertébrale mooy yax gi yaxu yokk gi ci ginnaaw. nga xam ni dafa def ay vertèbres ñoo ko composé ak ay disques. léegi nag gis nga bés boobu ñuy bés rek fi mu ne nit mara d'Italie mën na ci opérer ndax mën na dem ba disque yooyu génn te bu génnee mën na indi ay dégâts yu doy war kon nga xam ni kon loolu vraiment dinañ bëgg nit ñi ñëw ni du question gis naa koo xam ne dafa ñëw rek war maa bësal wala defal ma nii nga xam ne koy bu la ko defee xañ na yow mën nga mettit boobu xaw a dal mais mën na indi conséquences yu grave waaw kon fan la ñu war a utiliser kinésithérapie dëgg-dëgg. waaw kinésithérapie fi ñu koy utiliser wax xaw naa ko junj sànq. bëri na ndax fi mu ne kii liggéey ci kinésithérapie moom la ñuy wax kinésithérapeute. kinésithérapeute boobu nag wala kinésithérapie boobu mën nañ ko defee biir hôpital. mën nañ koo defee ci li ñuy wax maison de retraite yi. mën nañ ko def sax à domicile. ça dépend toujours. ca la ngay jublu pour def ko. mais ñan ñoo ko war a def. xañ na bu ñëwoon ci loolu. ñan ñoo war a def kinésithérapie. ma jox la exemple su ma doon dama naan ñëpp. parce que ma waxoon ni mouvement la boo xam ne nii dañ ciy jëlee am paj. ñu xool sax ci bàcce rek nit toog nii rek noyyi comme nii may def daan lii rek fi mu ne loolu sport la te loolu fi mu ne maa ngi def kinésithérapie kon tey boo doon wax ni ki da nga naan nit ki tax moom bu yëgee bu yëgul sax mi ngi def kinésithérapie parce que mouvement boobu may def xëcc delloo ay muscle la yuy dem ak a dikk te muscle yooyu boo ko xoolee bu ñu toogee muscle moom dañ koo définir ni bu liggéeyut dafa mel ni beurre boo teg ci naaj dafay seey alors que lu koy jooleel moom muy liggéey léegi nag waxoon naa sànq ni kinésithérapie dafa transversal tey hôpital bu ma jëlee service boo gis dafa am rééducation bu muy def bu ñu duggee pédiatrie à côté am na li ñuy wax kinésie respiratoire kinésithérapie respiratoire mooy xale boo xam ni dafa am genre feebar boo xam ne dafay ay encombrement ay ñoo dugg ci biir bronche yi xale bi buy ñëw fii du mën a noyyi bu ñu ko jëlee à la pédiatrie rapidement avant ñuy def ay oxygène ak yooyu yëpp dañ naan nañ yóbbu ñu désencombré ko ba pare parce que bu doon mag la dañ naa xaddami ko rek ngay def génne mu dem mais xale bu ndaw mënut loolu kon loolu ay technique la yoo koy defal ba nga xam ne da nga koy désencombré ba mu jeex toujours biir pédiatrie am na ci xale yoo xam ne dañuy juddu mais boo gisee dañuy am li ñuy wax déformation mën na am ba ci tànk yu ñu naan pied bot mais mën na am tam ñu dem ba nga xam ne li ñuy wax xale bi buy judd dafay am li ñuy wax souffrance fœtale alors que dafay jàpp tam cerveau bi defal ko li ñuy wax paralysie cérébrale nga xam ni cër yi lay jàpp buy ñëw des fois nag foofu luñ ci dikkaat ba ñuy joxe conseil ya ndax booba temps yaay ji dañuy faral di wax naan dañoo weccoo sama doom xale bi ndax déformation bi muy yor alors que bu ñëwee mouvement yooyu ñu koy defal ndax xale boobu boo ko bàyyee yax yi dañuy gën a màgg ba pare muscles yi ñoom tendons yi duñu màgg nga xam ni kon léegi bu fekkee yax yi ñoo sut angle yooyu ñoo sut xale bi dafay am déformation te alors bu ñu ko teelee jël en charge vraiment yàlla da ciy def sutura bu baax a baax foofu ci pédiatrie bon malade bu tëdd rek deful dara pendant ay fan man hospitalisé naa ma génn mais ni ma tëddee woon dama gis ne sama muscle yi dañu jeexoon bu ñu jógee foofu nga ñëw ci neurologie médecine toujours mooy tim na feebar boo xam ni dafa gën a kii te ñëpp xam ko muy feebaru AVC moom boo ko xoolee le plus souvent foofu tam nañ fi digg ndax foofu bu demee médecine ñoom buñ ko diagnostiqué ba ni kii dafa def AVC mooy accident vasculaire cérébral nga xam ni deret ji dafa waroon a daw ba ci siddit yi nga xam ne ci biir bopp bi deret yu ci siddit yu sew nag moo fa nekk mais siddit boobu mën na fatt comme tam mën na éclater su fattee nag boobu la ñuy wax ni ischémie la dafa fatt lu jàll te léegi nag deret jooju dem ci biir mooy yóbbu oxygène boobu mu yóbbu nag mooy dundal cerveau bi
mais nag bu fekkee nag siddit boobu mu yoroon dafa fatt demul ba àgg fa mu war a jëm kon air boobu mu yoroon moom commande ka yoroon commande booba dafay bañ kon loolu dootu dund mu feeñ ci cër yi. léegi nag kooku bu ñëwee médecin bi ko recevoir moom dafay def benn rajo bu ñuy wax scanner mu xam ban la bu fekkente ni ischémique la ñu gaaw lever ko. buñ paree nag ñuy na defi kinésithérapie mais bu ñëw kinésithérapie malade boobu buy ñëw moom léegi tuddatul AVC ci ñun. moom médecine la tuddoon AVC. mais su ñëwee moom cër ya jàpp ñun foofu lay tudd ci ñun. bu fekkee dafa ñëwee benn wet boo xam ne dafa nangu dafa paralysé wu ñu ni kii de dafa am hémiplégie. hémiplégie mën na nekk droite war na mu nekk gauche. mooy hémi mooy xaaju yaram bi moo paralysé. mën na am tam foofa wàññeeku àggul ci paralysé ñu ni hémiparésie ndax foofa tam dina yëngal cër yi mais paralysé wu totalement c'est une paralysie partielle. bon kooku bu ñëwee foofu kon dañu na ñun dañ koy jox tur ba mu yor foofu def diagnostic bi. dinaa ci ñëwaat boo demee maternité damay joxe exemple rek gynécologue bi day toog yónnee ma benn malade ni ma kii maanaam muscle yi dañoo xaw a bañ mënut a dox. mais bu ñëwee ñun am na ay techniques yu ñuy liggéey ak moom def ko ay techniques de renforcement. en même temps dañuy préparer waale sax accouchement bi. loolu la ñuy wax jigéen ñi penk. loolu la ñuy wax penk loolu tam lañ ko wax jigéen ju penk lañ ko ciy wax. kon loolu da ciy feeñ. mais kinésithérapie dafa ànd ak jigéen ba mu nekkee en état. ba mu accoucher ndax jigéen ji bu nekkee en état. dafa am ay transformation yuy am ci moom. ma joxe exemple bu ndaw. maanaam mu la ñuy wax modification physiologique. surtout boo ñëwee ci morphologie bi forme bi. da ngay gis ni déjà biir bi dafay jëm ci kanam. biir bi dafay màgg jëm ci kaw. mais loolu ko téye woon ci suuf. moom la ñuy wax périnée kooku tam dafa mel ni élastique boo téye woon rek tàndar ko. xam nga téye loolu nag def ko ba mat juróom-ñeenti weer. soo ko bàyyee. élastique googu di delluwaat day perte élasticité am. kooku tam dafa am benn liggéey boo xam ne dañ koy def ci kinésithérapie. pour que muscle boobu amaat doole. te muscle boobu la ca doy waar. périnée boobu dafa am ñett yoo xam ne da leen a téye mel ni ku leen fas. moom mooy turukaayu ndox bi. moom mooy sëyukaay bi. moom mooy génnukaay bi. alors que élastique boobu bu yolamee. kon nga mën a gis ni foofu tey. bu fekkente ni fi muy jaare pour génn wala muy ngelawal foofu bu yaatoo dootu mën a téye moo tax du mën a contacter bu baax. su fekkee tam defukaayu gànnuwaay bi fees na. au lieu que moom it bu kii bi façon ko téye ko comme yolam na moo tax bu ñu ne sëqate na après day am quelques gouttes yuy wàcc ci kii wala mu yéeg escalier sax bu defee noonu ay toq gànnuwaay di génn. mais kooku bu ñëwee dañuy renforcer ñun muscle boobu am na technique bu ñu koy def loo boo xam dañ ko ànd ak muy noyyi. ak naan ko benn bal bu ñu koy jox képp ko seere ko bàyyil da am na muy def. noonu muy def itam ci ku jigéen ki. noonu lay def ci ku góor ndax loolu dafa bëri ay façon am na ñoo xam dañuy tëb maanaam ñiy def sport di tëb di dal. loolu tam mën na leen di faral di dal. mais li ci gën a yéeme mooy ci wàllu woowu. non seulement imaginer jigéen ëmb juróom-ñeenti weer loolu ma joxe léegi. jigéen jooju ñëwaat. def ko ñaari yoon ñetti yoon. mais xoolal tam doom fi muy jaar ba génn. kon foofu bu yàggee après la moo xam ci accouchement bi kii bi grossesse bi. mais bu demee ba am doom après accouchement tam dafa am li ñuy wax ay dysfonction yuy posé wu. kanamam dina yaatu. te loolu tam mën na koo defar par kinésithérapie. noonu mu nekk ci ku jigéen ci tam noonu la nekk ci ku góor gi. mais est-ce que kon looloo tax mag ñi di dàmp wasin. waaw dàmp boobu tam. ci ay muscle la waaw. ci ay muscle la. ndax fi mu ne dañuy wax ne façon dàmp bii may wax nga xam ne moom la ñuy wax kinésie ci jigéen. kooku ñu ngi ko koy defal après 8 semaines. après 8 semaines. il faut au moins mu am ba xam ni njurukaay bi delluwaat na place am. yooyu yow ñu soog koo defal technique boobu. bu fekkee sax ay fu mel ni France la. foofu moom seen kii bi caisse de sécurité koo jël en charge jigéen ju am doom forcément après 6-8 semaines da ngay defi kinésithérapie dañ la koy fayal. kon maanaam jigéen gi moom mën na bu amee 8 mois rek. voilà après ñëwal boppam. dafa war a mën a ñëwal boppam. wala kii am na maintenant foofu it am na benn problème bu ndaw bi fi am. mooy ressource humaine bi. au niveau des structures. dama la jox exemple fi hôpital Ndamatou man rek maa fi nekk kinésithérapie. kinésithérapeute. boo demee hôpital Jannatu ñaar ñoo fa nekk. nga xool tey boo doon jël ratio boobu nga def ko pour Touba. ñuy Touba gépp
te ak Touba ni mu encombré ñetti kinésithérapeute moo fi am. imaginez tey bu ñu waxoon suñu structure yi au niveau des postes de santé ñi am doom ñëpp ñu ñëw. kon it dina nekk tam un problème. jar na leeral dafay jar di leeral. c'est pourquoi dañuy bëgg tout le temps. bu tollee foofu moo xam. ci wàllu ëmb bi la wala ci wàllu am doom ba noppi. loolu dañ leen ñu koy yónnee. te vraiment foofu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. kaa yi fi am yépp lu ñu wér. kaa yi fi am yépp la ñuy wér macha allah. bu gynécologue bi yónnee. ñu def ak moom ces genres de séance te du yàgg. dañ leen ko après ñu koy continuer tam à la maison parce que tam loolu mooy force kinésithérapie. kinésithérapie force am. da ngay jàngal jàngal nit ki tam bu demee kër ga mu koy def ba rendez-vous am jot mu ñëw. kooku ci benn la. am na lu ma fàtte woon tam ci wàllu pédiatrie wala néonatologie. mooy xale des fois dafay juddu benn loxo bi bàyyeeku. alors que xale boobu bu tëddee nii rek da ngay gis ni loxo bi wér nii la koy def ci kaw bi ci des day def nii. nga xam ni te ba muy juddu. xañ na ca la yenn kii yi étiré wu woon loolu la ñuy wax étirement au niveau léegi nag. xale boobu buñ ko teelee jël en charge quelque kii moom la ñuy wax élongation du plexus brachial mooy sidit yi nekkoon fii yooyu ñoo taaweeku su ko defee loxo bi bàyyeeku alors que ñoom du ñu kii loolu léegi nag foofu it dina am benn liggéey bu mag buñ ciy def ak sage-femme bi ci niveau poste de santé yooyu parce que loolu buñ ko teelee jot tam toujours dañ ciy am résultat yu baax mais soo seetaanee bàyyi day dem ba indi laago mu continuer ca alors que da ngay doon nit fii des fois nga naan kii de buñ ko teeloon na jël en charge. vraiment yàlla na ciy def sutura. des fois nag dañuy toog ba mu am ay 3 mois après sax ñu soog koo jot. mais du tekki mais luñ ci gën a teel a jot rek. dafay gën a baax. bon donc nga xam ni. tey foo mën a wax rek. kinésithérapie fi mu ne lii may def nii sax kinésithérapie ndax mouvement yi nit koy def mouvement rek kinésithérapie ngay def. kon nag léegi damay joxe tam beneen exemple ci kër yi. comme nii man ma jàkkaarloo ak lii di seetaan. nii ma def nii xam nga yàlla dafa def li tey sama kii équilibre la mooy muscle dafa am fii muscle am fii mais boo ñëwee ci kër yi des fois dañoo tegalee fauteuil yi def ko mu nekk forme U dafay am yu def nii am yu def nii am yu def nii léegi nag ñun li ñuy seetaan moo xam télé bi la man bu fekkee fii ma jàkkaar loolu mooy télé bi mais man am naa équilibre man rek maa ngi seetaan mais imaginer télé bi nekkee fenêtre bi nii man nii laay def gis nga su ma demee gis nga sama muscle bii ni mu def bii dafa taal dafa jub mais bii dafa gàtt léegi nag li may seetaan bu fekkee daf ma neex nii rek laay def su ma seetaanee lu mat ay 2 heures 3 heures de temps suba bu ma xëyee muscle bi day rétracté day bañ su ma bëggee dellu mu bañ loolu la ñuy wax biddanti te alors ay gestes la yoo xam ne nii fi ne yu yomba jàngal nit ñi pour ñu def ko mooy torticolis wala mooy torticolis voilà loolu la ñuy wax torticolis kon nag boo ñëwaatoon bay wax ni dellusiwaat ci kinésithérapie nii pàcc la moo xam ne nii boo ko xoolee ci li gën a yomb ay lombal si ndigg yuy metti ay torticolis ay entorse foxoj yooyu yëpp la ciy dem mais nag dem na ba jël li ñuy wax traumatologie mooy yi génn ci accident yi mooy waxoon naa ko sànq ku damm wala ñu opéré ko bu paree dafa soxla kinésithérapie ku ñu defal césarienne dafa soxla kinésithérapie donc yooyu yëpp boo ko xoolee dafay nekk loo xam ne nii ka ko yore mën na yable mais tamit comme mën na ñëw ñu xool ko jox ko ay techniques yoo xam ne nii da koy def ci wàllu tam rhumatologie mooy boo xoolee li mel ni ay oom yuy metti yi liy dal mag ñi te loolu lépp dafa bëri ay xeet ya mooy dañu wax ni dafa am lu ñuy wax cartilage mooy tegu comme li ñu waxoon ci disque yi sànq rek diggante yax ak moroom ma lu nooy lay doon mais kooku dafay jouer rôle amortisseur léegi nag rôle boobu su fekkee demul nit ki bu demee ndax lan mooy dem ñetti perturbation mooy am foofu li ñuy wax perturbation des forces nit ku am poids trop oom yi du ko attan day nag kii boobu cartilage bi day gaaw a jeex su jeexee nag yeex ak yeex di laalante muy metti mu ni sama oom yi day metti mën na am tam li ñuy wax perturbation des formes mooy ñi nga xam ni soit dañoo rinki wala dañoo nooj nga xam ni bu fekkee nii la war a tegoo bu fekkee dafa nooj def nii ci biir kon fii di laalante mooy gaaw a jeex su ko defee moo tax ñoom seen fii day metti ci biir ci biir alors bu fekkee nag dañu rinki ci biti la donc ñoom fii dañ koy sentir ci biir kon nga xam ni beneen ñetteel bi nag mooy beneen perturbation mooy des structures ñun ñëpp màggat la ñuy ñaan mais bu ñu demee ba màggatam is yooyu dañuy jeex kon ñu xam itam loolu beneen kii la kon daal soxna si foofu pour nga xam ne bu ma doon def tur bi du ma jeexal mais dama ñëpp a soxla kinésithérapie waaw kinésithérapie moom dafay loo xam ni tam lu yaatoo yaatu la mais sànq dama la dagg danaa ci ñëwaat quand même parce que da nga wax ku jigéen ki tollu fenn
ba ci ki accouché. nga jàll si ku góor ki ma dagg la. ma bëggoon nga ñëwaatal ma foofu. voilà ci ku góor gi. la ñu cee def mooy comme noonu ñoo xewoon. am naa fi benn image defe naa war naa koo mën a wane après nañ ko jël. pour ma gën ci mën a waxtaan. mais dañuy wax ni muy ku góor. muy ku jigéen ki. noonu ñu amee ñoom ñëpp ñoo bokk kii boobu dañu am génnuwaay. dañuy am tuurukaayu ndox mais également dañu amit li ñuy wax sëyukaay. gis nga ñaari way dencante. dafa am lu bari lu ñu seq. li ñu seq mooy non seulement ba ma doon wax naan dafa mel ni benn xeer wool sànni nga jam ci ñett di nga ko mën a am ci wàllu woowu muy kinésithérapie. ndax di nga am fooy duggee ni ku jigéen ki ni ma wax moom buy liggéey muscle yooyu di ko liggéey comme kanamam ay muscle la rek. da koy def kanam gi day gën a serré. te gis nga damay faral di wax naan sëy moom ku góor lu kanamu jigéenam soxnaam gën a serré mooy gën a baax ci moom. mais tamit bu dee ku góor ki tam moom it dafay téye ngóoraam. te moom it ngóoraam lu mu gën a yàgg dafay gën a baax ci kii kon nga xam ne sax loolu des fois bu ñu ko defee dañuy xool ni. waaye dencante yi sax dafay gën a kii seen ànd parce que am na ci yoo xam ne itam bon duñ ci dugg ndax ay kii waaye lu am solo la ci wàllu liggéey boobu. ndax mën nga ñu wax nan la séance su kinésithérapie yooyu di demee di déroulé woo. waaw léegi itam séance su kinésithérapie dafa dépendre tout le temps tam ci ngay jot ci feebaram ci moom it ci jëmmam. ndaxte li ma ko waxee sànq buy ñëw prescription médicale lay am dañ koy yebal ni ko tel feebar moo ko jot demal nga defi rééducation. léegi nag bu ñëwee fii nag ñun dafay am lu ñuy def lu ñuy wax ni dañuy def par exemple diagnostic kinésithérapie. mooy defal ko bilan. bilan boobu bu ñëwee moo xam feebar ba mën a indi yow di nga ko xool. jàkkaarloog moom di nga ko xool ci ginnaawam di nga ko xool ci wetam wet gu nekk nga xool ko dina am loo ciy déceler ci ay anomalie su ko defee nag yow nga génn sa diagnostic daal ni kii lay am na jàngoro sàngam mais jàngoro jooju mu am boo paree yow ba nga def sa diagnostic di nga def tam li ñuy wax benn plan de traitement moom buñ ko doon def ñun dañ koo tuddee SOAPI SOAPIE subjectivité mooy liñ la indil ni li muy yëg te yëgoo ko mais après objectivité li nga gis nga objectivé ko boo paree nga def sa analyse boobu nga def nag ci ngay indi nag li ñuy wax le plan de traitement boobu moom ngay ñëw nga daal def nag intervenir nga ne nan laay def plan bi léegi nan la intervenir kii dama koy jox nangami séance par semaine kii nangami kii wala nii lay durer soo paree nag ba nga àgg foofu nga def li ñuy wax évaluation taxaw ndax ba mu ñëwee lii la woon tey bi ma ñëwee ba analyser defaat lii la am kon man léegi nan laay mën a def pour dikk ci loolu. kon loolu dafay dem ba ci doo dem tam ba ni séance de kinésithérapie mën na durer 20 minutes. mën na durer 30 minutes. mën na dem sax ba durer 1 heure de temps. léegi nag fa ngay dépendre mooy li ma doon wane léegi. ci li ma doon laaj fii. su ma ñëwee ci image bii rek. da ciy feeñ bu baax a baax a baax. fi mu ne damay jox fii rek pour expliquer tuuti. fii dañu wane kii ku góor la. kii ku jigéen la. mais boo leen xoolee ñoom ñaar ci image yi gis nga lii yaxu naq la. kii yaxu naq la ñoom ñaar ñëpp a ko am. kii mooy yax gi ci ginnaaw gi ci suuf. moom la nekk nii léegi nag lu ñuul lii. moo liyee ñaari yax yi yax bii ci suuf loolu muscle la boo xam ne fii la jaar ci naq jëm ci suuf. léegi nag gis nga bu dee ku jigéen lii mooy tuurukaayu ndoxam mooy vessie bi. kii mooy sëyukaayam kii mooy génnuwaayam. mais boo xoolee ci ku góor ki moom it am na tuurukaayu ndox mi ngi nii mais fii prostate la am. léegi lii moom mooy génnuwaayam. léegi nag dafa am benn borom xam-xam bu mag ku ñuy wax docteur Kegel moo trouvé woon technique bii. ni muscle bii de moom loo ko gën a travailler mu yëg ko dafay faciliter leen
moo tax mu génn fii récit bi moom la génn mooy tuurukaayu ndox bi moom lañ génne fii pour expliquer kii bi gis nga flèche yi ni mu def nga xam dafa ñëw dem ci moo dafa mel ni muscle dañoo am doole gis nga moo tax dafa téye gaanuwaay bi fii mais gis nga ci dafa mel ni dañoo bàyyeeku su ko defee am na foo xam niveau boobu bu fa àggee rek génn waaye sawukaay bi day génn kon tam loolu ci la ñu baax te exercice boo xam ne nii bu yomba def la bu baax a def la dañ koy defal nit ñi ñëw fi nit dafi ñëw vraiment buy ñëw sax day yor ay couches mais avec exercice yi day mujj ba après dañ koy wax boo demee kër ga ñi ngay def bu ñu ñëwee ñu évaluer 2 fois 3 fois dans la semaine lundi mercredi vendredi ñu daan bàyyi ñu ko leen ñëw 2 fois dans la semaine mardi jeudi dem ba 1 fois par semaine ainsi de suite da ngay dem ba des fois nga ni ko sax tu viens 1 fois par 15 jours ndax toujours moom day gis bien-être boobu te kinésithérapie li ci neex mooy boo ko defee nit ki moom mooy dem gis résultat bi moom moo lay soññ sax wala ñu ñëw rek rapidement des fois nga ñëw fii fekk fi mbooloo mu bëri mais ci biir box yi ni ñuy duggee comme ñoom yàgg nañoo ñëw ku ñëw da nga kii daal naa dem salle bi maa jël sama bal maay defee sama tel exercice ñoom dañuy def donc ñuy échangeante su ko defee nag moo gënoon ñuy toog kenn par kenn dugg ba jeex ba ma ne la mën na jël 1 heure de temps mënoo jël benn malade 1 heure keneen toog 1 heure mais donc dañuy interchanger bu kee duggee fee kee dugg fee ku ci nekk da nga def sa kii ba pare ñu génn tam loolu daf ci nekk loo xam ni lu am solo la macha allah mu mel ni am na solo ñu gis ci yenn yoo xam ne yu mel ni AVC est-ce que gis ngeen ne après rééducation yéen a ngi gis yéen a ngi ci am ay résultats yu baax ci wàllu guérison wàllu tane. très bien waaw loolu tam dinañ ci sawar lool ci wii que ni résultats yi ñuy def fii ndax sànq bi ma lay wax ni la ñun bu malade bi ñëwee bañ defal ko bilan ba déroulé dafa am li ñuy wax évaluation da ngay toog évaluer ndax ki nga xam ne dafa ñëw AVC nga wax sànq mooy waxoon naa la ko mais bu xasee ba ñëw fii ñun tuddatul AVC mais hémiplégie genn wet gi moo bañ comme li ñuy wax mais kooku bu ñëwee des fois xool nga ni ko yëkkatil nii lay def rek di la xool nga ni ko yëkkatil wet gi mu yëkkati foofu nag dama ci gën a sant yàlla dama naan mais wér moo neex ba nga xam ne kañ la koy xam bis boo ko ñàkkee mais xoolal ñaa ngi jël bi sànq ñoo ngi wax def ay mouvement mais duñ ci rendre sax compte mais xoolal tey ki nga xam ni moom dafa am hémiplégie wet gi bañ nga ni ko jëlal mu xool nii rek xoolaat nii def nii mais xam nga loolu c'est des gestes yoo xam ni ñu doy waar la léegi nag ñun dañuy commencer ndax lu tax loolu lu mel ni AVC dama la jox exemple ci numéro téléphone rek laa jël appareil téléphone tey boo jëlee sa téléphone nga composé numéro ni 77 nga wala 76 77 nga def rek dafa am chiffre yu commencé gi numéro yi nga kii da koy mémoriser di ko génne mais ki nga xam ni dafa am AVC moom di moins hémiplégie dafa perdre li ñuy wax schéma de la marche dafa effacé wu mais nag li ko doon defloo xam nga sànq jëlal mu xool deful dara mais yow ci mouvement parce que tam kinésithérapie dafay utiliser des mouvements manuels comme tam jël des instruments mais fii nga doon jël comme loxo bi mbagg bi doon dig ni nga yëkkati na ko yëkkatil wàcceel yow yaa koy def di ko yëkkatil wàcceel gis nga bu yàggee la ko doon defloo kii booba day delloowaat rétablir affaire boobu mu delloo ko léegi nag nga ñëw tam bankal tàllal nga dem ba yenn saa yi nga téyee di ko ca defal mu dem nga am day nag loo xam ne lu am miracle mais am nañ benn problème bu ndaw mooy le plus souvent tànk bi mooy njëkk a gaaw loxo bi te loolu xam nañ li tax ndax nit ki dafa yàkkamte moom bu xasee ba commencé dox rek day daal di bëgg a fàtte sax loxo ba ndax moom am na dox naan la alors man mën na maa jël kaan wala naa man la non da ngay def ndànk rek parce que affaire bi il faut nag doo dem fàtte loxo bi parce que loxo bi tam dafa am lu muy man nga xam ni kon des fois dinañ am que ni tànk bi jiitu na lool mais nag vraiment dañ ci am résultat yu baax a baax voilà nit ñi dañuy toog nit ko xam ne des fois day ñëw buñ koy kii dañ koy jàppoo indi ko ñu toog te li ci am solo mu neex ci ñun ci centre d'attente bi la ñuy toog fi ñoom fi ñu toog ñun bu ñuy baagante dem ci box nit ñëw am ku toog benn malade bu xam ne nii dem na ba wér am na di nga wér de man de ba ma fii ñëw dañ maa defoon nii yow ni ko man yow kii naa ko yow meloon nga noonu ko meloon naa ni ngay dégg ñoom ci seen biir rek nga xam ni dafa am yu kii yu bëri lu muy joxe macha allah loolu ci kinésithérapie la bokk yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkoonteel ci seen liggéey waaw ci liggéey bi liggéey boo gis dina am jafe-jafe mais nag comme sànq bi may wax xam nga métier paramédical dafa nekk lu doy waar ndax yow paramédical bu ñu ko waxee rek mooy ki ngay accompagner dafa am lu mu bëgg te mënulu ko boppam yow nga koy defal kon da ngay mel ni yow da nga sës ci moom donc complément nga bokkul nag xam nga imaginer
nit koo xam ni boroom kër dama koy faral di wax boroom kër nga xam ni boo mësaa dugg kër gi ñëpp dañuy tiit ndax autorité bi nga am mais suñu boroom xoolal ci simila ak saala tey ci ngoon rek ñu koy waa ji xëy na ñu xëy mu am AVC aussitôt dafa dellu mel ni xale bu ndaw ñu koy defal lépp léegi mais imaginer kooku ni nga ko infantiliser mu ñëw nekkaat xale te moom bu daa xool ki ko gënoon ragal ci kër gi tey moo ko gën a yeb ci kër gi bu demee noonu day mujj ba day perte yu bëri daal mais alors nag yow mi nga xam ne yow yaay kinésithérapeute yow yaa ko gën a jege yow da nga koy ñëw di ko gëmloo lii laa lay defal ak defal ni da nga koy accompagner bu ñëwee ba nga ne ko dama lay dugal ci benn appareil boo xam dañ la ciy taxawloo kii moo lay téye wala nga jël benn genre électrostimulateur nga ne ko yëkkati sa loxo mu bañ nga def nii nga fab appareil bi takkal ko léegi xool appareil boobu ngay monter moom loxo appareil bi loxo bi def nii léegi nag moom day retaan di xool nga ne ko xoolal gis nga sa xel mii léegi fii laa ko indi mooy lii laa def nii xoolal mooy di appareil mooy muy xool di ree mais da nga koy jox confiance su demee nag moom lay gën a góorgóorlu ci loolu muy benn mais donc problème boobu dafay am comme difficulté bon heureusement li tax foofu tam ñu xaw cee gën a kii ndax imaginez malade hémiplégique war a jógee dans les quartiers périphériques ñëw taxi lay jël mais souvent surtout nawet bi ak ndox mi ni mu bëree woon mais borom taxi yooyu boo leen jëlee mais ñaata ngay fay pour ñëw mais xoolal loolu dafa diis te séance yi ay kinis des fois ay ci genre hémiplégie yooyu dafay dem ba ay 30 séances nga évaluer soo ko delluwaat dafay nekk tam loo xam ne lu yàgg la kooku nag bu demee day dem ba loolu ñuy wax jeexal daanaka da koy def alors que nag c'est des choses yoo xam ne tam yu ñu war di gën a bàyyi xel la mais ñun nag à chaque fois comme dañuy nekk en kii avec ñoom ci loolu lañ leen di gën a kii ne la bon góorgóorlul mais tam teewul tam hôpital am na service social vraiment boo ñëwee bi kii itam vraiment dañuy jël en charge surtout parce que boo xoolee kinésie lu demee noonu boo ko xoolee du service boo xam ne moom dafay fournir ay ressources ay xaalis dëgg di ko joxe dugal ci hôpital bi au contraire parce que boo xoolee ñun ay malades yu mag la ñuy jël ay xale yu néew doole alors su ko defee nag foofu itam service social day mujj intervenir bon voilà par ñoom seen canaux yëpp ñu activer ko pour man ci am loolu vraiment lu xaw a difficile la mais tam ñun dañ ciy bëgg ndax liñ ciy bëggee mooy contact bi ñuy am ak malade yi à chaque fois ñu ngi wax ak ñoom ñu ngi ñuy téléphoné amul heure amul benn kii quoi. macha allah est-ce que itam du faral di am ñoo xam ne dañuy wax ne kinésithérapeute la ñu fekk dëgg-dëgg. faral di wax am ñuy faral di wax ne ci métier boobu la ñu nekk. kinésithérapeute la ñu. alors que dëgg-dëgg loolu li nga xam ne. voilà soxna si foofu nag fi la lépp nekk fi mu ne problème bi yépp fa la nekk. ndax fi mu ne dafa am ñoo xam ne nii du fii rek mais fépp comme li ñuy wax Sénégal boo doon xool kinésithérapeute yi dañoo doyul. doyuñu vraiment boo doon xool ki région bi wax naa sànq ñun Touba 3 lañ fi. boo ci xoolee xëy na 3 ya nekk à Diourbel hôpital lu kii muy 6 pour toute une région. dafa nekk lu doy waar. rawatina nag Touba nga xam ni moom lieu de pèlerinage la fii la ñëpp daw jëm si. donc nga xam ni kon dafay nekk loo xam ni lu diis la. effectivement loolu ñuy wax ay bërëb bi galeuse ñoo xam ne dañuy gàllu seeni saak. wala nga romb ni naan la diw ñëwoon na fa te kooku jàngu ko. xamu ko mais kooku nag la muy def moom ay dégâts lay gën a causé. parce que nit ki dina jàpp ni comme kii ñëw na rek massage parce que tam massage. gis nga nag dama foofu tam dama ci sant bu baax ndax massage du nekk la ñuy massé. massage dafa am contre-indication am na ñoo xam ne kenn du leen massé. damay joxe exemple fi mu ne ku am cancer. fi mu ne boo ko massé da ngay gën a gaaw a kii da koy métastase day gaaw yokk nga gën a développé ba ndax da koy tasaari lépp mu gaaw. muy kooku danger la. te ñoom xamuñu ca loola. des fois ñu massé mu damm. xamuñu ca loola des fois ñu ñëw foo xam ne comme hémiplégie yi may wax ne ma doon wax nii dafa am partie yoo xam ne fi mu ne ñooñu soxlawuñu sax di leen diw di leen massé ñoom ay mouvement lañ soxla pour delloo mooy rééducation boobu mais am na ñoo xam ne dañoo defee ni fi ne dañu laa war a diw ba nga tooy alors que ñu kii moom a massé def ni nangam te donc ay erreur dong la ñuy créé di nga gis fii nit vraiment loxo bi bañ rek taal taw complètement te fekk ci loolu vraiment foofu moom luñ ci nit ñi mën a góorgóorlu te xam ni dafa am ay structures yu fi nekk nañu dem ci structures yi ña am xam-xam jëflanteeg ñoom te ñooñee ñuy woo ñu leen koy defal ñun bu ñu ñëwee accompagnant bi dañ koy jàngal déjà li mu war a defal malade bi ñu ko defal lii soo dellusiwaatee semaine prochaine ñu évaluer ñu yokk lii ndax loo gis tam étape par étape lay demee mais kenn nag moom day ñëw xañ na xaalis ba nga koy fay te jàngu ko moom lu mu ca génne rek baax na ci moom. jërëjëf. xanaa nag léegi ñu ñëw
egg suñu rubrique bi ñuy wax conseil du jour. tey soo amoon loo xam ne da nga ko conseillé mbokki téléspectateurs yi lan lay doon. waaw xanaa ñoom gën leen a ñaax. man li may njëkk a sant ci émission bi. mooy dafa ñëw ci waxtoom. boobu ndax ñi ma sax ni waxtoom jàll na mais dafa ñëw ci waxtoom. te am nañ yaakaar ci. li ñu fi wax peut-être du asakay sax lañ bëgg a wax. waaye dañ leen di wax ni leen Kër Docteur ubbeeku na ay buntam te it xam naa ni du ñàkk ay waxtaan yoo xam ne dañ gën a dem ci ñoom mais man li ma leen di woo daal mooy dafa bëri fi mu ne feebar yoo xam ne yu ndaw a ndaw mën na koo faj. surtout ci kinésithérapie. alors que nit ñaa ngi ciy dugg fu nekk naan lee la ba pare am nan tam li ñuy wax tam tapage médiatique bi am. rajo boo jàpp léegi foo dégg ña nga naan diw mën naa faj lii diw mën naa faj lii. loolu nag bu yàggee nit ki dootul centré boppam. alors que bu ñëwee fii da ngay jaar ci docteur médecin bi mu xool la ni la lii nga am. mu ñëw en collaboration avec ñun wala nga ñëw ci ñun ñu xoolal ce qu'on va faire. ñu def loolu lépp mais pour njariñu askan wi la. kon nag nit ñi xam ni li fi nekk pour njariñu askan wi ak ñi fi nekk nag peut-être pour njariñoo askan wi tam ça fait deux. kon daal li may wax nit ñi mooy nañu gën a rapproché wu. ci hôpitaux yi. ci service hôpitaux yi nga xam ne bu ñëwee. fu ci nekk ndax hôpital moom boo xasee ba dugg dafa organisé wu ba nga xam ni boo ñëwee ñu xoolal dañ naan la demal bërëb sàngam demal bërëb bindal la nga dem bërëb sàngam mais. par contre faneen loolu amu fa nit ki moom soo tant que mi ngi ñëw def ay jëyam rek bon dajiy kii te bon am na yoo xam ne kenn mënu koo wax kenn mënu ci àddugg mais je pense que ni ñoo war a mën a góorgóorloo tam peut-être loolu la ñuy wax kii mais tam ñaan tam nguur gi mu jàppale ñu ci ay kinésithérapeutes yu doyo loolu vraiment loolu tam rubrique la boo xam ni vraiment lu ñu bëgg-bëgg itam il faut tam ñu am ci nombre bu doy. xam naa léegi dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw xanaa dellu sant leen bu baax. comme ni ñu tàmbalee woon rek tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim mottalee ci alhamdulillahi rabbil alamin di dellu sant ñëpp. di leen wax ni bëgg na lool ci émission bi. parce que damay lebal ni bi ma ko soxna tuuti waxee. vraiment ni ñu ci bëggee sax dafa ëpp. ndax te lu ñu waroon a jug ñun dem créer ji ko waxi ko. ngeen ñëw fekk si ñu jël ko te li ñu ëmb lépp pour njariñu askan wi la. man je pense que vraiment dellu ñaanal leen. ci kii almouride wuyu na turam. yàlla na suñu borom boole ko ca télévision ya gën a kawe. amiin amiin rafet nañ ci jot lool. amiin te it suñu émission bii tam ñu def ak yéen. ñi ngi ñaan nit. buñ fi jógee daal liñ ci yéene woon suñu borom defal ci lu kawe suñ jot mu àgg ci askan wi ñu déggee ko noonu jàppe ko noonu vraiment sant yàlla bu baax dellu wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. jërëjëf Ousseynou Diallo mbokk yi kon li lañu indiloon tey seen émission conseil santé ñuy sant bu baax sëñ Ousseynou Diallo di ko delloo ñaan yi mu ñaan itam moom itam yàlla na ci am lu kawe njortam gis nañu yéene ji mu am ci li muy liggéey ak malade ni mu ko waxee di ñaan rek mu daje ceeg suñu borom ngërëmam ak yërmandeem di leen sant yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen lañ ko àndaloon di sant équipe technique bi nga xam ne ñoo tax ngeen mën a jot ci lii sëñ Baye Mbaye Diop sëñ Cheikhouna Fall waaye nag du ma fàtte soxna tuuti sëy mi nga xam ne saa su nekk moom may jàppale fii si biir hôpital Ndamatou ngir may mën a jokkoo ak yéen médecins yi di mën a liggéey ak yéen liggéey bi kon nag mbokk yi mu ngoog émission baa ngoog ñu leen di jox di daje ci yeneen émission conseil santé ànd ak yeneen spécialiste ngir jox leen rek lépp loo leen bëgg a xam ci seen wàllu wér-gu-yaram di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. من عمر